waaw allo salaamaaleykum waa PAL ñu ngi leen di ziar di leen bégee di ñaanal ñëpp jàmm maa ngi ñëw nag tey jii di ci turu kuréel gi nga xam ne si moom moo nar a def le 17 juillet li ñu war a wax journée de l'excellence. kuréel gi nag mi ngi tudd CEMSEF muy le cercle des enseignants de PAL au service de l'éducation et de la formation. muy kuréel goo xam ne si dafa lëkkale képp koo xam ne si jàngalekat nga mu nekk jàngalekatu arab wala alxuraan wala muy jàngalekatu français ñun ñëpp ñoo bokk àndandoo nekk def benn say pour gën a saytu li jëm ci njàng ak njàngale ci biir dëkk bi. looloo taxoon nag ren jii bi ñu mettre en place structure bi ñu jiital suñu benn mbokk bu tudd Mbaye Gueye ak ñeneen ak ñeneen ñu waa PAL yëpp nekk ci ñoo leen di def benn activité au moins pour marquer de notre présence. ci pour nit ñi xam ne daal vraiment kuréel gi mu ngi fi moo taxoon ñu ne woon nañu def première activité mooy ginnaaw bu ñu defee ay distribution de masques def ay sensibilisation ci Covid bi ñu ne woon léegi ne dañuy def benn activité boo xam ne activité phare lay doon jëm ci wàllu célébration de la journée de l'excellence à PAL. Cette journée vise à primer les meilleurs élèves de PAL, donc tout niveau confondu. Ça veut dire nous allons primer les 24 daara yi nga xam si ñoo nekk ci dëkk bi daara bu nekk danañu jël xale ba ñoom ba nu tànnal seen bopp ni moo fa gën a xarañ daana ko primer. École primaire yi nga xam si tamit ñoo nekk si dëkk bi ñu toll ci 63 élèves yoo xam si 63 classe bu ne dañuy primer premier ba donc mu nekk 63 ci bu ñu demee ci lycée ba ak semba tamit dañ fay primer xale yi fa jël meilleur ña fa jël nekk premier ci classe c'est-à-dire kon classe yi nekk ci PAL yépp premier yi dañ leen di primer ci kaw prix yooyu tamit dafa amaat ay prix de l'excellence moom lay wax prix spéciaux yi nag dana am ci au niveau CM am au niveau lycée am au niveau également école élémentaire ak au niveau des daara donc fu ci nekk dana am prix spéciaux yoo xam si dañ ko war a taxaw li ñu war a primer yépp mi ngi toll ci téeméeri ndongo ak juróom ak fukk ak juróom ci ñooñu ñu yokk ci ñeneen ñetti nit ñoo xam ne si vraiment ñoom it seen liggéey kenn naatable ko ci biir doxal école ak njàngale mu mel na suñu nijaay suñu papa jëm si yàlla Baye Mbaye Diaw ñu jël ko mu nekk exemple ci ñi nga xam si ñoo doon saytu école yi ci wàllu parents d'élèves jël tamit suñu papa rahmatullahi alayhi Baye Fatou Gueye mu nekk tamit ki nga xam ne si vraiment enseignants yi fi jaar yépp mu représente ñu jël ko mu nekk comme représentant enseignants yi nga xam si ñoo nekkoon ci service école PAL. ba pare tamit beneen keneen ki muy Baye Cheikh Ngom ñoom ci wàllu daara yi tamit ñëpp xam na ni référence la tamit moom incha allah ñett ñooñu tam fas nañ leen primé mu am beneen affaire boo xam ne lu am solo la ci ñu ci gërëm le parrain muy sunu grand Vieux Gueye bon muy monsieur Babacar Gueye mais ñu gën ko xam ci Vieux Gueye boobu sama bàjjen maa wax moom mi nga xam ne si moom man nangoo nekk sunu parrain te bi ñu ko waxee wax dëgg yàlla daf ko jël ak bëgg-bëgg wane ci sawarte wane ci tamit li ñuy wax giving ba am cofeel pour mën a delloo si xale yi ñaax leen pour mën a vraiment indi dara ci luy jàppale école PAL parce que dafa gëm ni école moom moo war a doxal réew ñu ko ciy gërëm bu baax a baax mu ñëw jël pratiquement lépp lu ñu ci waroon def en charge mu jël ko en charge boole ci tamit def loo xam si sax xëy na kenn sant ko woon mais loolu yépp ci générosité am ak ci tamit bëgg rek mbir yi nekk mbir mu ci ayib donc kon loolu daal moom mooy li nga xam si moom mooy li ñu bëgg yi ñu ciy woo ñépp nag le 17 lay doon 17 juillet 2021 à partir de 9h ñoo ngi koy defee ci place su Baye Dey mais fii kër Baye Dey Fall chef de quartier Kipp moom la ñuy foofu lañ koy defee ci bayal bi nekk foofu ñu ci woo doomu PAL yi yépp ñu ngi ciy gërëm tamit vraiment ñeneen ñi nga xam si ñoom ñëpp ku si nekk ñu ngi manifesté wu pour bëgg ci jàpp ñooñu ñëpp ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di wax ni mbir mi daal bu bis baa ñoo ngi woo ñëpp bu kenn tardé nañu teel a ñëw parce que ci nawet la ñu nekk ñu teel a def li nga xam si moom la ñuy def balaay 13h ñu daal di terminer sargal xale yi su ko defee bu benee ne ñu dem xale yi mën a dem ci yeneen i base yu bees ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla doolu ñu jàmm ñu may ñu egg ci jàmm ci passé ko ñu ci ñaan sàkku ñaanu kilifa yi ku mel na xalifa bi ak mboolem kër gi yépp ñu ngi leen di ñaan di leen ñaax te di leen invité diaspora bi di invité les élèves les étudiants tout le monde donc que la soit si jour boobu pour que mbiri daal vraiment ñëpp gis ci seen bopp école bi dundaat xale yi gën a kontaan ñi nga xam si am na résultat ñu gën a góorgóorlu ñi amul résultat yu baax yi mën a xool ci ñëpp pour bu beneen ne mu gën a baax
donc asalaamaaleykum wa rahmatullah